damay wax chaque jour gis nga même ñooñu bu ñu defee loolu responsabilité chauffeur dafa garaw xam nga da tëdd sa néeg rey nit dégg nga ñëpp dañ nelaw nga xëy na bëreet ci guddi gi xam nga na bëreet la nga def te jamono bi gën a bëreet di toog sab lal am nga loo yëg loolu nag moo la war a tax na nga xam ne le contrat doit être respecté buñ la jàppalee bu la jàppalewul ñëpp yow defal li nga war a def dama koy wax chauffeur yu bari naa ma yow da ñuy xas non man xasuma benn chauffeur yi lay xas mais nag li ko indi mooy système de délivrance de permis ak système de délivrance visite technique foofu dafa laaj sérieux te saa boo ko waxee waa ministère bi nag da ñuy xasuma kenn nit boo ko nattee ba xam ne warul am lii na yore milliard bàyyi kaak milliard am ne ko doo ko am. d'accord oto bi. boo ko nattee ba xam ne oto bi jagut bu am borom amee milliard oto ba warul daw bu ko jox visite technique jàmm rek ay ñëw jàmm rek waaye ku la jox nga jox ko ku la joxut doo ko jox moo yàq réewum Sénégal. d'accord kon dafa mel ni daal rigueur dafa manqué ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a amal ci transport bi donc dañuy dugg léegi ci lu ñeel carte grise ak permis parce que loolu mooy indi technique bi nga xam ne wala démarche technique bi nga xam ne war nañ ko appliquer ci transport bu ko defee mu indi solution yu rapide ci wàllu accident yi balaa ñuy dugg ci biir da nga ñuy wax d'abord carte grise ak permis lan lay jariñ pour suñu mbokk yi internautes yi mën a comprendre balaa ñuy dugg ci termes yooyu. xam permis comme ni ko tubaab waxee rek daf lay permettre pas plus. ñu soog a ñëw na ci catégorie poids léger la permis bi daf lay permettre nga dawal poids léger poids lourd dafa lay permettre nga dawal poids lourd transport en commun da lay permettre nga dawal transport en commun loolu mooy permis tu es autorisé ñu tuddi ko permis lan la dawal tu es permis à conduire il faut que muy nekk diplôme gis nga ñu numériser ko ak ñu ko mën de façon bu ñu ko mën a def réglé wul dara ci accident yi parce que diplôme këy dong la mais boo ko sécuriser dugal ko ci internet dugal ko fi taxul accident jóge fi accident ci nit que la ak ci oto ba. maanaam daal autorités yi ñoom si forme bi la ñuy gën a liggéey ko ci fond bi. waaw xam nga boo ne léegi dañuy def permis yu bees c'est des permis sécurisés di ko informatiser kooku d'accord mais ban lien la am ak di kii dawal oto bi permis këyit beeg permis numérisé bi nga jox ko benn waay baa nga jëlee ko bële jox ko bii ban njariñ ban njeexit la am ci moom la fa nekkoon ci moom bu nekkee ma nga ci moom ba léegi amul njariñ xam nga ko amul permis sax tey def yoon moom gënal ko am permis doo def yoon kii dawal oto amul benn permis tey def yoon man moom laa gën a faral kii am permis pare di def lu ko neex loolu laa la mën a leeral ci wàllu permis de conduire. d'accord pour carte grise nekkul lenn lu carte d'identité mooy carte d'identité oto bi loolu dong la carte d'identité oto bi mooy carte grise mu sogoon nag ñu leneen ñëw nag mu li ñuy wax licence licence mooy tax nga mën a exercer métier transport moo xam marchandise la moo xam de passager la benn bu nekk ginnaaw bu oto yëpp amee carte grise am carte d'identité ba pare comme nit di amee carte d'identité nga xam ne renseignement boo ko soxlaa ci oto bi carte grise bi ngay jël renseignement boo ko bëggee jël ci nit ki carte d'identité bi ngay jël carte grise pour renseignement muy carte d'identité oto bi la waaye am carte d'identité oto taxul nga mën a exercer dara da beneen këyit bu lañ laaj muy licence moom licence boo xam ne bii daf lay permettre nga daw ci biir dëkk bi la licence jaune ñu koy wax licence urbaine licence bu xonq bi mooy la licence interurbaine d'une région à une autre mu soog a ñëw ci marchandise aussi licence nationale ak licence internationale yooyu ministère moo la koy autorisé pour nga mën a exercer métier moomu waane ba léegi oto bi jox ko licence amul benn njeexeertal ci accident du oto bi ngay formé du oto bi nga joxe këyit valise laa boo ko defoon ay këyit jox ko dugal ko ci oto bi taxul oto bi def accident ki tànk ki kay dawal tànk li muy romb tànk li muy def tànk li nekkuñu ay nit accident du fi jóge mais administration moom ci problème papier rek lay wax problème technique rek lay wax mais problème nit ki moom yoonam nekku ci te nit ki tànk rek la wuñ ko musiba day am xoolal nga dëkk bi man mii du mënu ko daw guddi léegi xool da ngay dawal guddi fas yeeg nag yeeg da ngay jékki rek ñu traversé waaye nan nga mën a dawee 80 à l'heure baa ngay daw 60 à l'heure waxuma sax ngay def excès de vitesse de
nga ñëw ba à 0 mètre fas jàll te boo dalee ci comme oto bi daanu ñu ne chauffeur bi la ara borom faso scooter yoo xam ne vache calèche yoo xam ne digg guddi la ñuy dem mu am beneen phénomène boo xam ne bi maa ngi ciy profité ci temps bi bu remercier gendarmerie routière bu Kaolack ndax système bi ñu jël ma dama ko cautionné muy les anti-brouillard fu ñu gis oto mu anti-brouillard da nga koy dindi ma di leen ñaan nag bu ñu bàyyi benn oto nag bu ñu bàyyi benn oto camion auto transport de marchandise ak auto mais à particulier aussi dañ leen ci boole gis nga brouillard anti-brouillard wuru am Sénégal parce que Sénégal amul brouillard mais guddi ngay daw ñu dóor la ko dootoo gisati. da nga lay gëlëmal quoi. léegi nag nga dal ci kaw garab ñu ne voilà mu dóor la anti-brouillard gisoo nga dal ci beneen sa moroom oto ñu ne xool chauffeur si lañ def sont indisciplinés fekk cause accident bi dem na yoonam moo la jaxase ba xamutoo fooy jaar anti-brouillard man maa ngi ciy remercier vraiment gendarmerie routière bu Kaolack oto bu leen romb ba ci particulier yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla oto bu am anti-brouillard nee leen Sénégal amul brouillard di leen sànni ci àll ba accident yi bari ci guddi moo ko fi indi tam yow mi dóor anti-brouillard da ngay gis doo def accident mais ki nga ko dóor mooy def accident yow dem nga mais nit ñi kan la ñuy wax léegi telle place am na accident bu fa am rek la ñuy wax de chauffeur mais ki ko créé surtout les scooters calèche yi ngay daw guddi ba yàgg rek nga yem ci calèche amul catégorie amul lumière amul dara guddi te tali bi lañuy day topp di kocc kocci te yooyu ay facteur la te nit ñi duñ ci débattre duñ ci xeex calèche buy daw romb ba ñëw ci force de l'ordre bu ko ne wàcceel tali bi ndax boo ko ne wàcceel tali bi du wàccee tali bi day yéegaat man boo noonu gendarme waa alkaati moo teg ci tali saret ñëw kocc kocc ba yem ci man matuwaay yi mu war a am amu ko du ma ko ne hee wàcceel tali bi dama naa ko wàcc di tekkil fas bi basaman set mais boo ko ne wàcce tali mu wàcce tali bi mais bul gisu di yéegaat ngay daw ba ne ci kawam xànjang ñu ne chauffeur ba rey na fas wa rey na borom fas wa chauffeur yi soo indiscipliné fekkal li ko indi li waroon a protéger lépp mooy ndawal buur la nekkoon war a aar nit ñi aaruñu fàtte na ko baabu tunur ci am d'accord d'accord léegi lu jëm ci koom-koom googu ba léegi anam gi nga xam ne moom la ñuy amee des fois permis yi da ngay gis koo xam ne du mokkal sax wala mu échoué ci cours ci examen de code bi waaye dafay lijjanti permis bi nag ni nga koy lijjantee du doo dem ñaan ñu jox la ko da ngay fay mais loolu itam lu ci sa gis xam nga administration les fonctionnaires là au niveau du ministère ñu nekk subdivision yi dafa am ñaari fonctionnaires yu fa nekk am na ñoo xam ne ñii lépp loo xam ne mérité woo ko doo ko am ci ñoom mais ci wetam am na koo xam ne que lijjanti loo mérité xaalis lay lijjanti jox ma nangam wutal la permis corruption maanaam. waaw damay jox nangam moo passé la benn yoon ñaareel ba nga am code damay jox nangam nga jàll ko dawal benn yoon ñu dàq la ñaareel ba nga am waaye ñu jox la permis yow te buñ la jox oto bi doo ko fa mu taxaw doo ko fa jëlee parce que kooku dañ ko jaay permis bi permis nag boo demee ci machine bi da nga ko fay fekk du fraude de permis bu légal la booy interroger machine bi boo jox numéro gis ko mais fa mu waroon jaaru fa natt bi moo baaxut. mooy anam gi mu koy. voilà visite technique la même chose da ngay gis oto yoo xam ne ñu ngi fii boo interroger chauffeur bi yow nga ne ko oto bii kañ la nga dem visite technique bu la nëbbul dina wax ne juróomi at a ngay demul visite technique. te saa boo ko laajee carte grise mu jox la ko waaw nan nga mën a jëlee carte grise di ko yónnee ñu si doon ab cachet te oto baa nga fa mu nekk gisoo ko déggoo ko te boo waxee ñu ne góor xam ne day yàq suñu dara mais lan mooy sama rôle man ci lu loolu dinaa ko signaler ku kontaan dinaa ko signaler ku kontaan dinaa ko signaler moo tax le nouveau ministre là am na intérêt xoolaat këram mais noonu rek yow chaque jour bu ñu leen dee benn ministère li fi décor rek baaxul nga bàyyi waa leen fa même équipe boo nga bàyyi leen fa yaag ñoo ma yem gis nga bu coow bare ba nga ñëw da ngay war réformer gis nga da ngay ñëw bale ñëpp baa bu balewul ñëpp tamit nga bale ñenn ñi loolu mooy tax jikko yi arrêté mais yow yaa nekkoon ministère bi équipe bi fi nekkoon yëpp zéro maanaam coow laa leen topp keneen ñëw ba loolu bu continuer tamit ça devient monotone du changer dara dama ne foo dem am na ko baax am na ko bon au niveau du ministère des transports au niveau des subdivisions am na ñoo xam ne ñi faalewuñu ak faalewuñu moomu